juróom-ñeenti waxtu ci rajo Futur Média ñi ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax ànd beeg nun xibaari wolof yi ci yaatal ngeen ci ànd ak Makumba Bey. ñaari millions ngi nit ak genn wàll amee nañu jàngoroy hépatite B ci réew mi association saafara hépatite ni Aminata Sall Diallo mi koy xeex na démissionné tontoom ci biir xibaar yi. waa meew big wi taseeg ministre de l' agriculture demoon ci sëñ Mountakha doon ñaanlu nawet boo xamante ne nii bu mucc ayib lay doon nee na jiw wi léegi séddale gi noppi nañ ci engrais bi itam fi mu ne nii joxe nañ ko ba mu xaaj. imaam ya ca Ndar ni nag dara lu dul mooy te ko tuub moo waral ndox mi it wàcc ak borom yaari tur yi nga xam ne ñu ngi tàmbalee jabbi ci biir réew mi. lu mat fanweeri gox ak juróom ca diwaanu Matam amuñu ndox mu ñu mën a naan te kenn mënatu faa gas ay forage ndax yi jafe-jafe ci wàllu napp bi ñu bëgg nag kondir boo xamante ne nii moo leen di yóbbulum ndox. ñaareelu pàcc ba tàggat yaram Modou Lo tey jii la doon amal open press am couronne bi nga xam ne mooy tax a doon roi des arènes la ni moo ko gën a bëgg sax ñi nga xam ne ñoo di ay supporteram gan gi Pape Mademba Bitèye directeur généralu Senelec. Makumba Bey. ñaari million ak genn wàll ci nit ci biir réew mi ñoo xam ni ñi ngi demaale jàngoroy hépatite B di laalu res loolee nag tey jii waa association saafara hépatite ñoom ñoo ko xamle ci ndaje mu ñu seqoon ak taskatu xibaar yi mere ci kuréel gi nga xam ne moom la gouvernement bi sos di ko xeexee ka ko jiite di Aminata Sall Diallo ñu déglu ci Ibrahima Gueye seen jiit ci micro Baye Assane Diaw. pour nga mën a jël nit ki xam lan moo ne ci moom ba mën ko faj subax jàmm day fekk nga mën a dépister ko fii nag Sénégal dépistage amul lii ñuy faral di wax dépistage bi ñuy def dépistage de masse amu fi ban dépistage mooy am mooy li ñuy wax dépistage ciblé mooy doomu aadama yi nga xam ne ñoom ci liggéey bi ñuy liggéey ñoom hépatite bi mën na leen dal ci ngir liggéey bi ñuy liggéey 20 ans moo tax ci benn programme aw ma moyen déployé wu ma dem sur le terrain def ma ay résultats atteindre ma samay objectif mais wa ilaa ma démissionné su ma démissionné dina permettre gouvernement bi ñu xam ne attention joxuñu ma moyen même na ma bàyyi pour wan leen la preuve là mais démissionné woo bàyyi woo te tey nga gën a ñàkk ci programme bi tey nga gën a ñàkk ku la dimbali parce que buggoo ànd ak kenn. Aminata Sall Diallo moomu ñuy sàkku mu démissionné sànq les ko jot laaj ko luy tontoom ci mbir mi. tontu bi ma ci indi ñaar la. mooy buy laajte pour ma tekki sama ndombal tànk du moom moo koy wax. na joué rôle am bàyyi ñeneen ñi ñuy joué seen rôle. deuxièmement bu nee Sénégal nee na parewul pour atteindre objectif boobu dañu nekkoon ci benn conférence scientifique bi ñuy def conférence scientifique bi ma présenté ay résultats yu wane ni tey ak enveloppe bi ñu am ci xaalis ak nombre de malades bi ñu am ci xaalis 2030 duñu mën a éliminer hépatite parce que man je parle science li may wax du ma toog rek di annoncer lu ma neex parce que ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, moi, de donner des arguments scientifiques en disant, ni fekkee ni tey lii mooy enveloppe bi lii la ñu am ci moyen en 2030 du ñu atteindre objectif bi foofu la jëlee wax boobu ñëw tax tey di ko wax li ma bëgg nag gis nga man je suis pas dans des problèmes crypto personnels daaw ba ren amul jàmm fu ne dugg na fa lu ne def na ko mais man taluma ko xam nga lu ma tal sama liggéey laa tal hépatite tey li ñu ciy def fii en Afrique amul benn dëkk Afrique bu ko def. Aminata Sall Diallo jamono jooje kilifa gi yor wàllu santé ci réew mi di Abdoulaye Diouf Sarr ma nga ca bëcc gànnaari réew mi jamono ji nag mu toll ca Risatol dale na dig ni dinañu leen ital machine yu bees yoo xamante ne nii dina méngoo ak jamono ci wàllu xarale yi ci wàllu faju ñu déglu ko Abdoulaye Diouf Sarr ci micro Mamadou Diagne. waaw tournée bi dafa am solo lool. dem nañu léegi fële au niveau de l'hôpital de Richard Toll def nañ fa visite bu am solo ñëw fii si centre de santé bi inauguré ko bu ñu fi jógee wax naa leen dañu yegg ba Dagana parce que centre de santé bi nekk foofu dañ koy xool parce que dañ koy waaj a inauguré si semaine yu néew bu ñu jógee fii nañu dellu hôpital régional lu Saint-Louis pour xool plateau médical bi xool tout le dispositif bu ko defee effectivement ñu mën a xool lan la ñu mën a taxawee pour gën a renforcer système bi fii dans la région de Saint-Louis may remercier au passage aussi l'administration territoriale parce que ñun li ñuy liggéey yépp si gox yi bu fekkente ne vraiment dañ ko war a donc ñoŋal dañ ko war a saytu dañ ko war a toppatoo mënuñ ko def sans l'appui de l'administration territoriale moo tax bés bu ma génnee région bi ñoom laa dénk nag mbir yi pour que ñu suivre ko en rapport avec les personnels de santé qui sont au niveau donc de la région. RFM rajo askan wi.
Moussa Baldé mooy ministre bi ñu dénk wàllu mbay mi tey jii mu xëyoon Touba seeti woon sëñ Mountakha doon sàkkuy ñaan ci nawet bi ñu soobu ci jàmm waamee woo jiitu ko fa bi mu génnee nag la ñu ko laaj comme taw na moom fu mu toll ci waaj meeg li ko waroon ndax def na ko mu ni bu dee jiw wi sayee fi mu ne nii li ci engrais bi moom moo des te xaaj bi dem na. dañ ñëwoon fii Touba seet si xalif général ñëw denk suñu bopp xalif bi wax ko mu ñaanal Sénégal ñu am nawet bu baax naam def na ko samedi bi wees gis nañ ne taw bi sax léegi egg na Sénégal fépp fu mu nekk nii ñu gën a en tout cas denkaat suñu bopp mu ñëw ñaanal Sénégal mu am nawet bu baax. mun naa wax ne fu mu nekk nii ñun taw fu ne Sénégal daal taw bi lañ doon xaar wante jiw moom fu mu waroon egg na fa ku ñu ko waroon jël nañu ko. boo jëlee wàllu engrais aussi maanaam ñun li ñu waroon def yëpp def nañ ko. engrais bi presque moitié li ñu waroon dugal ci monde rural bi dugg na li ci des moom ci fan yu néew xam naa dina ñëw pour ñu am nawet bu baax ak rendement yu baax. mais defe naa seen xel daal na déjà parce que comme séddale nañu jiw yi yëpp quoi ku nekk daal defe naa li nga waroon am nga ko ku nekk war nga ci gis sa bopp wax naa ni ñun li ñu joxe ci jiw ay ndimbal la. mais du jiw pour Sénégal yëpp loolu mënuñu ko def am na ay béykat yoo xam ne ñu ngi béy te dañ ci seen semence loolu aussi dañ koy encourager. mu nekkoon ministre bi loolee nag di taw bi ak aju gu yàgg gi nga xam ni fi mu ne nii ñu bëri doon nañ ko jooy ba biig imaam ya nekk ca Ndar nag nee nañu dara waralu ko lu mooy gu bëri gi ci réew mi te kenn du tuub boole kook góor jigéen yi nga xam ne ñu ngi tàmbalee suqaliku ndànk-ndànk ñu fekk ca Mouhamed Nabi Silla. yéex gu ñu nemmeeku ci nawet bi ak taw bi askan wi yaakaar jële gàllankooram ci yàqu-yàqu yu ñu nemmeeku ci biir askan wi rawatina lu aju ci borom ñaari tur yi ak yeneen yàqu-yàqu. bu yàlla rusul woon bàyyi ma yi mooy nag yeeg xar yeeg yàlla dina téye taw suñu jamonoy maam taw dafa nangu woon suuf nangu gàncax di génn loolu lépp barke la woon yonent bi waxoon na ne bu sàngara tasee njaalo tas tipémi tas riba tas yàlla dana bekkooral àdduna bi ñun nag loolu la ñuy dund kon lenn donc moo ñu sauvé mooy ñu daw tuub dellu si borom bi subhaanahu wa taala xam nga góor jigéen buñ tuddee góor jigéen nga xam ne bokk na si li gën a yées si kaw àdduna moo taxoon yàlla jël suuf sa wëlbati ko ña fa nekkoon ñëpp dugg si biir suuf ñoom ñëpp faatu loolu li koy waral kon fekkee ne dañ naan suñu réew mi kat ñi ngi koy lëmbe kon ñun war nañoo tiit. Association d'appui et d'orientation des écoles coraniques du Sénégal am gis-gis gu ni mel ñoom nag ñu jooytu jafe-jafe yi am ci biir askan wi ba tax na tey jii ñu doon tàggat imaam yi ak noddukatu jàkka yi ci Ndang Mohamed Moustapha Lo moo di njiitu kuréel gu ni mel. kon bokk na si rôlu imaam si kaw minbar ba si kaw ajjuma ja si bisu ajjuma muy wax ak askan wi téeméeri nit téeméeri bopp ñaar téeméeri bopp kon kooku imaam boobee war nañ koo mën a xamal nan la war a mën a taxawee si problème yi nga xam ne mooy lëmbe réew mi kon association bi bokk na si xeexam mooy xeex ak mbon waaye samb fi ak njub. kaddu yu ni mel Baye Mohamed Samb bi jiite kuréel bi ci diwaan bi rafetlu ko ñu fàttali ni kuréel gu ni mel doon na amal ndaje ci juma Serigne Bachirou Samb bi ci Bango RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Silla. taw boobu nag ci la ñuy wax ba léegi nde jur na yaakaar ju rëy gannaaw biik li wàcc bi bët sebbe ci diwaanu Saalum ak Ndukumaan ñu bëri xëy tey jii ji gerte ndax am nañ lu toll ci ñaar fukki millimètre ak juróom jàpp ñaar fukk ak juróom Ibrahima Diame. mën nañ jàpp ne kon nawet bile door na déggantaan ci diwaanu Saloum ak Ndukumaan ndax taw bu bëre wodd na ci ñaari diwaan yi ci guddik àllarba bi la ñu génn dem alxamis bu ñu sukkandikoo ci waa service météo bu Kaolack li ci gën a bëri ci wàllu millimètre ñoo ngi koy enregistré ci diwaanu Kaffrine rawatina Jokkul Mbelbuk mi am 75 millimètres ci Nganda am na 54 Njebel 53,2 millimètres Ndiafat 49,3 millimètres Ruur 45 mm, Mbos 39 mm, Kaolack 34 mm, Guinguinéo 26 mm mu doon nag taw yu nga xamante ni dakkal na taxawandi bu yàgg bi ñu nemmeekoon ci taw yi demoon bay andi njàqar yi ci béykat yeeg sàmmkat yi ay tool yu bari muy dugub wala gerte yu demoon bay sax demoon nañ bay lot ndax woowaayu suuf si jur gi naka noonu gisatul benn ñax bu ñu lekk mu doon nag période de soudure bu jafe-jafe waaye nag depuis tey ci suba gis
gis nañ ni yaakaar amaat na béykat yi xëy nañ dem ci tool ya ñii pour yeggali liñ dese woon ci gerte ñii pour tàmbali déggantaan lii di nawetu bile. Ibrahima Diame Kaolack rajo Futurs Médias. ma dolli ci ni sànq ci midi bi ñuy jokkoo ak waa météo ne woon nañ jombul sax mu seppaliwaat xaat tey jii ci guddi. ak RFM kumpa jeex na. ñàkkum kaaraange ca Géejawaay moo tax ñu sos ay comité de veille yoo xam ne dañ leen di tasaare foofee ca biir gox ba ngir nag aaral seen bopp lenn ci li nga xamante ne nii nag lu leen di jege lay doon police ak ñeneen ci ñi nga xamante ne nii ñoo ko seq nag amaloon ndaje moo xamante ne nii ca la ñuy waxtaanee ca loolee la cay dooni sart Salif Sow. dénonciation dafa am yoon. police waa mairie bi imaam yi délégué de quartier ak bàjjenu gox yi ñoom ñëpp ñoo daje waxtaan penco ci li nga xamante ni mooy ñàkkum kaaraange gi ci seenu gox ñoom ñi lee ñu ngi daje woon ci salle de délibération bu mairie bu ville bu Guédiawaye waa dialogue justice ak sécurité bu nekkee ci diwaanu Sam Notaire ñoo woote woon ci ndaje mile ñoom nee ñu seenu xel dal na ginnaaw waxtaan wi. dañoo war a samp ay espace yoo xam ne nit ñi danañ fa toog di waxtaan ndax imam bi am na si cër délégué quartier am na si kër ASC bi bàjjenu gox ñoom ñëpp bu ñu dajee di waxtaan ku ne xool ci wàllu kaaraange lan nga ci gis ak lu la ci jaaxal. waaye li la tax doyut ñoom xam nañ ko bu baax ndaxte nee ñu wàllum kaaraange dañoo bëgg ñëpp dugal ci seen loxo parce que lu ne ku ne la te lépp ñëpp la it loolu taxit kilifa yi tàll nañ loxo ñi nga xamante ni ñooy askan wi yëpp ngir ñu tàbbi ci xeex bi. Mamadou Moustapha Ndiaye coordonnateur du cadre de concertation dialogue justice et sécurité de la commune de Sam Notaire. ñàkk kaaraange gi xam nga tey jii li gën a yéeme mooy da ngay gis ne ñetti fan ñu ni jàpp nañ fi kuy jaay yàmba ñetti fan ñu ni agression te agression yooyu bu ñu ko daw suñu gox yi lañ koy gis te ñu koy defit ci askan wi ci famille lañ bokk. pour xam ne mbir mi mbiru ñëpp la. comité de veille et d'alerte di couleur yi gars yi taxaw ngir ñu mën a xool saytu ñàkkum kaaraange gi kaw see jóg nee ñu wàllum sàkku jigéen ñi te duñ ci nangu ak it li nga xamante ni mooy sàcc ñoo gën a fës ci wàllum ñàkkum kaaraange ci diwaanu Géejawaay. Salif Sow ngir rajo Futurs Médias. ca diwaanu Matam lu toll ci fanweer ak juróom ci ay gox yoo xam ni fi mu ne nii mënatuñoo am ndox mu sell mu ñu naan. ndett la nga xam ne nag ca la forage ba doon manqué di leen ko jox la ñu ne nag moo ami jafe-jafe tax nag fi mu ne nii ñu bëgg ay guccur yooyu dana ci mën a jaar ci ron suuf si yóbbul leen ko foofee Ali Bandel Niang. xanaa mooy askan wu gën a ñàkkum ndox ci réewum Sénégal ëpp nañu fanweeri dëkk ak juróom bootu ci ay communes yu wuute pepp ndox mënatuñ koo génne ci suuf si Mamadou Kourossi bi mooy maire bu Dembankaani. lii dafa nekk zone boo xamee ne pour am fi ndox dafa jafe loolu nag suuf si la yàlla moo bindee noonu suuf si ñun nag yàgg nañ ci ndox de depuis président Abdou Diouf ba léegi Macky Sall ko gas nañu ay forage fi ñu taxaw ni Bokiladji ji y a 3 puits mais loolu yëpp doy dëkk lawre yëpp la c'est-à-dire la zone du socle dafa jógee Fajara yéeg ñëw Bokiladji yéeg les AP dem ba Gangel dem ba Kaawal dem ba Ñaaruwal dem ba Bunj y a plus de presque 30 et quelques villages yoo xam ne ci CRD spécial bi mu doon jiite ministre bi yore wàllu développement communautaire di Mansour Faye annoncé woon na fi projet bu am solo bu jëm rek saafara jafe-jafe bi nga xam ne si zone socle bi di Lowré xibaar bi nga xamante ni yéenaw askan wi la nga xamante ni mboolem chef de village yi élus locaux yi ñëpp ñoo woote woon journée de réflexion ñu daal di ci invité nag député bi di Daouda Dia nekk questeur à l'Assemblée. ne fokk ñu jëlee ndox feneen fii si Lowré bi pour nit ñi mën a am ndox loolu nag bu ñu defee étude bi presque 1 milliard la bu ñu ko waxee ministre bi si saa si la ñu wax ne dana jël mesure te xam nañ ne mu wax dina ko def ndax nee na am na budget bi suñu amee nouvelle boobu foo koy ñëw wax population yi ñëpp kontaan accueillir nouvelle bi ndax sonn nañu lool si ndox. yaakaar gi am na naam waaye nag askan wi fare ci diwaanu Loo nekk ci département bu Kanel yàkkamte nañoo lool gis liggéey bi door ngir que ñu mën a génn ci jafe-jafe nga xamante ni boobu ba léegi moom la ñuy jànkonteel ngir wutum ndox mu nekkoon sa naataango Ali Bandel Niang fii ci doonu Matam. conseil constitutionnel jërëjëf Bandel conseil constitutionnel. ca diwaanu Mbour lëlu faaki journaliste la ñu tàmbali woon laataa ñuy wote moom lañ doon jàkkali tey jii nag xoolaat ba xam ndax li ñu bëggoon jéggoo nañ ci ñu ni foofee nag la kii di Madiène Bakhoum di directeur de cabinet président conseil constitutionnel waxee ni ñoom bu ñuy àttee duñu xool ba xam ñëpp d'accord nañ ci wala déet dañuy seet fa mu wéere ba xam cëslaay la dër na am déet ñu déglu ko ci micro Abdourahmane Diallo. soo xoolee Sénégal ni mu tëddee lépp lu jëm ci droit lépp lu jëm ci politique nit ñi dafa am laajte yu bari yuñ ciy def kon conseil constitutionnel place bi mu am nga xam ne moom mooy gardien
peut-être population yi ni ñu tëralee ne noonu la ñu war a dundee ci Sénégal noonu la pouvoir bi war a jógee ci loxo dem ci loxo loolu population yi ñoo ko moom kon suñ dénkee benn institution ne ko yow yaa koy contrôler institution boobu mënut a tëju rek di bind li muy bind jéem tax xam ndax nit ñi ñu ngi xam li tax mu bind li mu bind lu tax mu décider ko moo tax mu ne il faut que mu wax ak nit ñi mais comme mënut a jógee fi mu nekk dem ci ku ne mu jéem a xool institution wala benn acteur non institutionnel boo xam ne ñëpp nangu nañ ne moom mooy relais entre population yi ak institution yi muy média yi mu jéem a am benn ouverture jëm ci ñoom pour lépp loo xam ne lu technique la lépp loo xam ne lu juridique la mu jéem koo wax ak ñoom pour leeral ko maintenant appréciation yi àtte moom amul benn àttekat bu yaakaar ne mun na neex ñëpp parce que ci liggéeyam la il faut mu am ñu kontaan il faut que mu am ñu mer mais loolu taxuñu jóg li ñu tax a jóg rek mooy ku ci nekk xam ne conseil constitutionnel lii lay def te lii moo tax mu def ko li ci des nag après ku nekk moom mooy dem ak xelam. mu nekkoon directeur de cabinet président conseil constitutionnel Sadio Mané tey jii ñibbi ca Pakaaw waa Sédhiou doon ko teeru nag ñu doon am yaakaar ju bëri joo xam ni wéer nañ ko ci moom mu ni leen daal fi mu ne nii li mu xam mooy fondation mën naa am mu ubbi ko mën naa am itam mu jàppale leen ci xeetu métier yoo xamante ne nii ku ko def foofee dina dem ñu déglu ko ci micro Max Euclide Kamfane. c'est quelqu'un qui vraiment. dama di ki nga xamante ne du ma bëgg di wax ci suma ëllëg lu may xalaat def maanaam sumay projet waaye li nga xamante ne moo gën a fës mooy liggéey lycée bi bu ñuy wala àggale ak hôpital bu ñuy tabax. ndaw yi sul nañ fi mbëbët usine transformation ndax Sadio Mané ci ay projet am xalaat na lu mel noonu. je le dis et je vais le répéter encore une fois. ni ma ko xamle rek damay rus ci di wax ci loolu noonu waaye xamle ni maa ngi fii pour ñëpp tant que suma askan mi ngi sakku ci man lu ma mën a def dinaa ko def maa ngi fii pour ñëpp pour suma njaboot pour sumay waajur pour gox bi waaye nu ma ko waaye rek école bi ak hôpital bi moo gën a nekk suma gët mooy suma yite fu mu nekk nii. dans l'avenir je vais essayer de faire mon mieux. Niki Eto'o ak Drogba ndax mën nañoo xaarandi gis fondation Sadio Mané ngir gën a mën a jàppale askan Sénégal rawatina bu Sédhiou. ouais bien sûr. xalaat naa am fondation Sadio Mané comme ñeneen ñi ñu ko defee ku nekk ak ni nga xalaatee te amul lenn li war a mën a tabadum ko amal waaye dinaa def daal lépp lu mu mën a def ba fu mu yem après ci kaname ma xool ndax damay gëstu feneen. tàggat yaram Ndate maa ngi lay nuyuwaat. di la fayaat Makumba. ñu tàmbalee handball. handball ak suñu gaynde yi nekk ca Conakry di amal tournoi bi ñu duppee Challenge Trophy seen ñaareelu ko match ci jamono ji ñoo nga ca seen digganteek Uganda ci mi-temps ba gaynde yu jigéen yu Sénégal ñoom ñoo jiitoogul woon 20 bal ak benn ci 14 kon Makumba su fekkee mbir mi wéyandi noonu jàpp nañ ko noonu mën nañu am ni ñoo ngi jëm ci seen ñaareelu ko ndam ndax démb seen jongante bu njëkk ñoom gaynde yu jigéen ñooñu ñoom ñoo daanoon ñii di waa benn football. Sadio Mané yegg na ca Pakaaw sànq yaa ngi koy wax waaye tey jii nag ñii di supporters yi dañoo demoon jabali rek ci seen kër foofa ca Bambali foofa nag ngir dabu rek démb tertu ga nga xam ne mujj ñu ko woon a defal loolu nag ñoom ñëpp daal dañuy rafetlu taxawaay bi mu am àndandoo ko ak naataangoom yi équipe nationale Sadio Mané yëkkati fay ay kaddu jëmlee ci ëllëgëm ak équipe nationale ak lii di Coupe d'Afrique bi ñëw 2021 ñu dem ba Sédhiou fekk fa Max Euclide Kamfani. bés bii niroot ak yeneen bés yi ñu dund ci Bambali ak fans Sadio Mané yi ñëwoon teel ci këru yaayu seen jàmbaar ngir mun a saafonte ak moom. dellu si ci fu mu cosaanoo ngir gën sakku doole gannaaw bu mu amalee saison ak kan bu jaar ci yoon dafa di lu jaar yoon fii laa juddoo yaroo fii di magee fii ab wareef la te mbégte la may dellu si fu mu cosaanoo édition kan 2019 bu mu jeexee Sadio Mané mbëbëtam mooy xalaat éliminatoire yi ñuy waajal laata di xalaat nu ñu war a taxawoo ci bu 2021 bi teel na ñu wàcc 2021 ndaxte am
nañu ay jongante yu bëri ñu war a waajal te faaw ñu am taawaay bu jaar yoon ngir gagné suñu match yëpp du rek dañoo xeeb équipe yi ñu dajeel ñu leen di bàyyi xel te respecté leen ñoom ñëpp waaye qualification moo war a jiitul après ñu soog a xalaat kan bi indi coupe bi même su fekkente ne xam nañu dina jafe. ci lu jëm ci ballon d'or africain bi doomu Bambali bi yaakaar ni dina bokk ci candidat yi gën a fës te jël bile trophée waaye de fekk ni ñi Cissé ñu jàpp ni favori la. C'est à vous de voir, c'est à vous de voir, c'est à vous de juger. yéen taskati xibaar yi yéen xool ñun ay joueur lañu rek lu ñu mën a def si terrain la ñuy def nu ma ko waaye loolu suma mbëbët la waaye yéen war a wax nda man favori la waaye lu ma yitteel la. Personnellement, je sais que c'est mon rêve le plus absolu. Sédhiou Max Euclide Kamfani RFM. Max Euclide Kamfani jaajëf kii tamit ndaw la doomu Sénégal nekk na di football fële ca Espagne ca ñaareelu division waaye daal dinay xaatim tey ji ab contrat bu dox digganteem ak Sochaux ca Ligue 1 bu France contrat bu ñaari at moom milieu défensif bi di Ousmane Thioune toll ci ñaar fukki at ak juróom doon joué rek ci équipe bi ñu juppee Gymnastique Tarragone nekk foofa ca Espagne. gannaaw xaatim gi jokkoo nag Sodo Thiam ñu déglu ko moom Ousseynou Thioune. bi ma dem Sochaux mooy que entraîneur bi en personne moo ma contacté mooy Omar Daf donc coach bu nga xam ne dama ko bëgg sama xol depuis muy joué donc bi ma contacté dama bàyyi offre yi ma amoon yëpp ma ñëw ci moom parce que yaakaar naa ne ak moom dina ma progresse loo vraiment kontaan naa trop kontaan naa rejoindre samay coéquipiers yi nga xam ne ay sénégalais ñu samay xarit yi nga xam ne sénégalais la ñu kontaan naa tamit ci ni ma demee fekk ci coach Omar Daf yaakaar naa ne ko dina ma progresser lu bëri parce que coach la bi nga xam ne dama ko estimer beaucoup. mon objectif yi mooy jëm a yéegal équipe bi jëm leen delloo ci position bi nekkoon ensuite jëm a progresser pour jëm a am équipe bu nga xam ne moo gën a mag bi. sélection Sénégal bi jour boo gis bëgg na ñëw jouer Sénégal bëgg na défendre couleur dëkkam mais actuellement man sama objectif mooy que naa jëm a progresser club donc naa progresser club parce que club boo ci baaxee yaakaar naa ne que équipe nationale dina la woo donc sama objectif mooy que ma baax club bi donc nañu bàyyi ko si mu def liggéeyam jour bu ma soxla incha allah dina xam ne dinaa wuyu président. Ousseynou Thioune ci micro Sodo Thiam. ñu wax ci beneen ndaw Makumba laata ñuy jeexal wàllu ko football beneen ndaw bu Sénégal di wuyoo Makhtar Gueye moom nag ci Saint-Étienne la nekkoon ci équipe réserve ba ñii di waa AS Nancy Lorraine daal di nañu koy recruter war na fa xaatim sax niki tey jii club ba moom moo ko xamle tey jii ci alxames ji moom ndaw sénégalais boobu toll ci ñaar fukki at ak benn moom ak yeneen ñaari naataangoom yu mu nekkoon loon foofu sa Saint-Étienne ñoom ñooy dem fële ca Nancy. ñu wéy ak basket bi léegi. waaw afro basket bi dafa tax ñi di waa fédération bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu basket jëlub dogal rek ni dañuy dakkalandi lii di championnat bi ba waajal li nga xam ni moom moo di afro basket bi ci wàllu ku jigéen ñi ñuy door juróom-ñeenti fan ci weeru août bi loolu nag neexul waa AS Ville de Dakar ñu koy ñaawlu waaye bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ni moom moo yor jokkalante gi ci fédération bi nee na loola ak dakkandi la rek Omar Mbow. saison 2018-2019 basketball ñeel jigéen ñi boo moyul du jeex ndogal bi autorité fédérale yi jël ngir dakkal bi les saison métti lool ñi fare ci AS Ville de Dakar Yatma Diaw di njiit la. fédéral ñu dénk leen suñu basket ñu jël décision boo xam ne teguñu ko ci ay texte teguñu ko xanaa ci lu leen neex lañ ko teg donc yoon la ñu nit ñuy club ñu sentir que ñun dañ ñu léser ñu alerter wax ni li ñuy def teguñu ko ci dëgg teguñu ci yoon bu ñu appliqué woon texte yi yëpp. kon tey kenn waxul waxu championnat kon joueur équipe yëpp joué nañ ba dem vacances problème yi am yëpp ñoom ñoo ko def dañuy programmer ci yaama neex programmer ci ay intérêt personnel. chargé de communication bu fédération sénégalaise bu basketball di dalal xel yi El Hadj Sarr jàpp ne dogal bile nekkul lu définitive. c'est une suspension provisoire juste de 3 semaines et inchallah bu ñuy pare rek on va reprogrammer le championnat d'ailleurs balaa afro basket bi di jeex club concerné yëpp daañu jox seen circulaire pour ñu jouer les matchs yi nga xamante ne mooy yu des. ci fàttali Sénégal dina amal basketball féminin juróom-ñeenteelu fan ba fukki ak juróom-ñetteelu fan weeru août bi ñu dëgmal compétition bi nga xam ne gaynde yu jigéen ñi ñàkkoon nañ ko ci atum 2017 seeni jongante ak Nigéria.
gannaaw handball beeg football bi ak basket bi ñu yegsi ci làmb ji. Modou Lo di xamal Eumeu Sène ak ñi nekk ci làmb ji ni combat bi la ko tax a jóg rek moom moo di toog nekk buuru arène bi maanaam jël lii di couronne bi moom moo ko tax a jóg te nee na loola waaj na ko waajtaay woo xam ne nii ànd ceeki mbokkam ak naatangoom ba bu dibéeree dina am ndam ci kaw kii di Eumeu Sène tey la doon amal open press am Abdoulaye Diop. ci kàddu yooyee la Modou Lo dalalee xel supporteram yu takkuwoon lool ñëwoon ngir jàppale ko Roc des Parcelles Assainies di xamle ni benn objectif rek la am mooy couronne bi. te couronne bi maa ngi ko gën a bëgg téeméeri yoon supporters yi bëgg nañ ko de mais maa ngi ko gën a bëgg téeméeri yoon parce que loolu moo ko dese ci làmb ba tax na lépp lu ñu war a def ñoo ngi koy def ñaan yàlla may ñu rek talak fekkee ba dimanche incha allah. ngir mu mën a antu chef de file bu écurie bi di Roc Énergie ne jël na bépp matuwaay. waaw loolu moom boo may dem da ngay pare yëpp bëre door moom la ñu wax dinañ def lépp lu ñu war a nañ sax lépp lu ñu doon def nañ ko dañuy ñaan yàlla rek mu may ñu talaak fekkee ba dimanche ak jàmm lu lamb di laaj incha allah ñu def ko. kàddu yi Eumeu Sène ci sama défaite bu mujj bi mënuñu maa déstabiliser benn yoon di ay kàddu Modou Lo. ba ay yenn kàddu yi dina déstabiliser xam nga loolu signature la woon rek mais signature du lamb jëm lamb jëm léegi mu ñëw wax ci bari jaratu ko ci incha allah. Modou Xarañ Lo ay liir naam wër ko ak i mbër yu ci mel ni Papa Sow Yékini Junior daal di wane confiance gu mat sëkk ci kanamu supporter mi dig leen ni dina indi titre roi des arènes foofee ca Parcelles Assainies. ñu daaneel ak résultat handball bi ñu doon junj sànq. Sénégal daal dinay gagné ñi di waa Ouganda ñeent fukki bal ci ñaar fukk ak ñeent ñu xamle rek ci xibaar yoo xam ni ñoo ngi ko jëlee ci kii di Sambou Biagui mi nga xam ni moom mooy topp lépp lu jëm ci wàllu handball nekk sax ci yor wàllu jokkalante gi ci fédération boobu mu ni gaynde yi def nañ match bu am solo ak góol boo xam ne nii def na match bu mucc ayib kon muy ñaareelu ko victoire boo xam ne ni gone yu jigéen yi ci wàllu handball am nañ ko nekk première ci jamono ji ci seen bur. jërëjëf Ndate. xibaaru internet ci RFM. tour du web bi ñu ànd ceeg Fama Dione. dalee nag jàmm Dakaractu dellu si waat ci ni mu gën a yaatoo ci l'accident ba am ca postu Thiaroye Maysa Diop ñàkk na bakkanam ci saa si ab camion bu yàpp saaku ceeb ba fees dell doon daw ak vitesse moo wàcc ci tali bi dugg ci ab atelier réparation téléphone Seneweb daal di ne naqar ak tiis mu amoon ca banlieue bu Ndakaaru bilan bi lii la benn nit bu ñàkk bakkanam ñeenti nit am ci ay gaañu-gaañu ñetti nag gaañu-gaañu yee metti na loolu muy am ak jamono joo xamante ni Ndakaaru Njaay gis na ay taw yu njëkk waaye nag ñu gis ay taataa yu ndaw leeral.net daal di ne njiital office national bi yëngu ci wàllum assainissement moom nag jàmbaaraamu tuuma jëfinu yenn ci askan wi Laasana Gagny Sakho di ñaawlu sàcc gi ñuy sàkk plaque yi ak it bassin yi nga xamante ni dañu fay sànni mbalit wàllum njàng mi it fës na lool ci site internet yi Macky Sall daal di joxe xalaatam daan na ba sañoon ñu amal ay waxtaan jëmale ko ci wàllum système bi xibaar bi ñu mën kaa lire ci site bi di IGFM njiital réew mi daan yi ne dañoo war a dox ay jéego yu am solo ngir joxaat système éducatif bi gëdd wi nga xamante ni moom la amoon suñu naataangoo yu IGFM daal di ni Macky Sall mi yëkkati kàddu yooyu le bi ñu doon jox ay raaya élèves yi nga xamante ni ñoo gën a mën a jàng ci réew mi. jeexale wàllum tàggat yaram Sénégal bokk na ci top 20 bu classement FIFA dolli ci nekk réew mu njëkk fii ci Afrique yu sport daal di ne Sénégal bii mooy bu njëkk ci histoire am mu dugg ci top 20 boobule top 20 di ñaar fukki réew yi nga xamante ni ñoo gën a xarañ ci wàllum football Algérie nag nga xamante ni mooy champion d'Afrique dox na ab jéego wu am solo ci mois de juillet bii ñu nekk ndax gañe na téeméer ak juróom-ñaari poñ Nigéria Madagascar niki Bénin ñoom ñëpp def nañ ay jéego yu am solo ba tax ci classement bi ñu am ay poñ lii moo nekkoon na seen tour du web jaajëf. jërëjëf quartier vert tollante geeg Youssouf Bodian. ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm. ajjuma ji 26 juillet la ñuy màggal bëccëg bi ñu jagleel ci àdduna bi li ñu tuddee écosystème des mangroves maanaam manque yi lan mooy manque ñu ànd ci ak leeral spécialiste bi. Yahya Gueye spécialiste mangrove au bureau de terrain de Wetlands International. mangrove am na ñuy wax ne ay garab la ñeneen ñi ne déedéet du garab kese parce que garab gi am na lu tax mu fay nekk donc dafa nekk li ñu tudd écosystème maanaam garab yi rab ya fay nekk ndox mi tax ñoom ña fay nekk ak ñoom li ñu séq ñeneen ñi loolu la ñuy wax ñeneen ñi ne déedéet boo waxee garab bi rek. parce que garab boobu du sax fudul foofu noonu mooy fi nga xamante ni parfois dafay am poto jaxasoo ak suuf li nga xamante ni dafay nekk ci diggante continent bi ak géej gi
donc mooy fi ñuy wax ay delta ay estuaire donc foofu lay sax nga xamante ni xorom si du ëpp lool ba jéggi dayo waaye aussi du néew lool ba mu nekk ndox mu lewet. lan mooy importance su mangrove ba tey ñu war ko aar di ko jëmbat ngir mu mën a des. mangrove dafa am njëriñ yu bëree bëri ndax écosystème la écosystème dafa am ay lu muy jëriñ nit ñi moom dafay nekk fu nga xamante ni dafa nekk si diggante géej ak suuf si dafay nekk bërëb bu nga xamante ni jën yi dañ fay ñëw di fa reproduire li ñu fay reproduire ak jën yeeg crevettes yeeg yoxos yeeg paañ yeeg yooyu dafay tax mu nekk fu nga xamante ni dañ fay mën a ñëw dund mais mën nañu fa dagg ay bant aussi néew ma nag ñu dem daggi bant mais mën nañu fa dagg bant pour togg mën nañu fa dagg bant aussi pour tabax mais bu mu nekk lu jéggi dayo dafay tax géej gi doole bi mu waroon am pour ñëw dal ci kër yi du ko amati daf koy xaw a dalal. lan mooy menaces yi tey surtout si contexte Sénégal bi. nit ñi nga xamante ni ñoom dañuy dund ci boor yooyu nga xamante ne foofu la mangrove di nekk dafay am benn jeexital bu ñu am ci mangrove bi ñenn ñi nag dañuy jéggi dayoo ba dem yenn saa yi di ko dagg di ko jaay ñu mel ni four yi nga xamante ni dañ fay fumer jën loolu ay jafe-jafe la te ñooñu nga xamante ne ñooy def loolu du ñu xëy dem di jëmbat mangrove beneen bi nag moom mën a nekk changement climatique tàngaay bu ëpp géej gi bu yéegee mangrove yi fi ñu nga xamante ni fa lañ mën doon dund dooñu fa mën a dund mais yeneen problème yi nga xamante ni ñu ngi koy xalaat ñi nga xam ne war na mën a am si buñ ci bàyyiwul xel mooy lu mel ni pétrole ak gaz bi nga xamante ni gis nañ ko te pétrole ak gaz baax na lool sax waaye nag mangrove bi aussi bu ñu fexee ba utiliser pétrole ak gaz boobu ba du lor mangrove bi donc loolu bu ñu ci bàyyi xel dina am solo bu dul loolu nag bu ñu ko exploité am na nu muy def marée noire mën na am donc te loolu mën na rey mangrove bi wala mu indi ay jafe-jafe lool ci wér-gu-yaramam. soo demee Joal ci département bu Mbour am na juróom-ñeenti téeméer hectares mangrove ci aire marine protégée bi foofu nag bokk na ci anam yu ñuy aaree alam bi dañuy sukkandiku ci lépp luy cosaan ñoo ne ci ak Amadou Sabax Ba. mangrove li nga xam ne mooy ay jën ak ay xeet yi nga xam ne ñooy nekk ci géej dañ fay faral di nekk loolee waral ñi nga xam ne ñoo dëkk Joal fonk boobule bërëb bi nga xam ne sax li di napp dafa bëri doole lool ngir aar li nga xam ne mooy mangrove comité de gestion bi mi ngi def ay jéego yu am solo ci lu nu mel bu ñu sukkandikoo ci président bi Abdou Karim Sall. Ici nous sommes des séeréer quand on parle de l'ethnie séeréer. ñun ay séeréer lañu séeréer jaxanora ñuy doon ay nit ñoo xamante ni daanaka bëgg nañ lool géej gi gis ngeen guy yi bii nii bokk na ci site culturel Joal guy boobu nag dañ ko respecté bu baax a baax te bi ñu nekkee ay gune dañu doon wax sa boo daggee garab bi ñuy ne mangrove bi nekk ci géej gi dina am benn jinne boo xamante ni ñu ngi koy woowee mama géej dina ñëw kon jël si ko temps yooyu nag nit ñi dañoo ragal dagg mangrove bi looloo tax mangrove bi daanaka da doon sax bu baax a baax kenn du ko laal ci Joal. C'est à cause de ça que la mangrove de Joal a été très bien protégée. ci Joal Fadiouth li nga xam ne foofu la mangrove yi di sax direction aire marine protégée moo koy aar capitaine Cheikh Tidiane Diagne mooy conservateur bu AMP. La culture est reconnue comme étant un outil efficace de gestion. Caada ñëpp d'accord nañ ni mën na dimbale bu baax a baax ci gestion ressources yi loolu nag soo demee sax ba Casamance ak bois sacré yi fa am dina ko déggal loolu kon moo am fii ci Joal gis ngeen ilu Fadiouth askan wi daanaka dafay ànd dund ak alam bi ndax lu ëpp ci li ñuy dundee ci géej bi lay jógee moo tax ñoom teel nañoo xam ni faaw ñu xool ci yan anam la ñu mën a aaree ressources yooyu la ndax su fi jógee dafa mel ni askan bi mën na fi jógee. Si la ressource disparaît, c'est comme si la population était menacée. bu weesoo li nga xam ne mooy aar bi yeneen activité ñu ngi ko fay amal lu mel ne reboisement ngir ñu mën a dundal li nga xam ne mooy mangrove. Amadou Sabar Ba jëmbat ay mangrove bokk na ci activité océanienne bi nga xamante ni Ali Aydar moo ko jiite ki fi nekkoon ministre de l'environnement moom lañ dénk léegi direction générale bu agence sénégalaise de la reforestation de la grande muraille verte fii la ñuy tëj buntu quartier vert ba si di ñëw ci benn waxtu bi benn gox bi ci benn planète bi. ministère bi gàllo wàllu wér-gi-yaram jaare ko ci programme bi xeex sibiru moo leen di may bonne santé def li war tàggoo ak sibiru ngir feggu ci sibiru njaboot gi yépp a war di nelaw ci sànke bu ñu nàndal guddi gu nekk at mi yépp muy noor di nawet bu sa yaram tàmbalee tàng demal nu mu gën a gaawee ci kër docteur bi la gën a jege ñu taxawu la ni mu ware defal li ñu naan TDR test de diagnostic rapide ci lu ngeen dul fay dara ci barabu fajukaay yi leen nguur gi defal mu di case de santé wala DS-DOM ci fukki minute ak juróom nga xam ndax da nga am sibiru am déet bu dee da nga am sibiru ñu may la garab yi koy faj ñu tuddee leen ay ACT
sibiru feebar la buy faat waaye mënees na cee mucc def li war tàggoo ak sibiru. nawet baa ngi ak li mu àndal. bonne santé ñu tollanti ko ànd ceeg Nafisi la. dal leen nag jàmm polydactylie di baaraam bu tegu ci yi ñu am mu mën a nekk ci loxo bi wala sax ci tànk bi mën na nekk ñaari loxo yépp wala ñaari tànk yépp di nekk ci pegg bi ci baaraamu sankalañ bi ak baaraam bu mag bi ci tànk bi ci baaraamu sankalañ bi tamit baaraam bu mag bi waaye léeg-léeg ci tànk bi wala ci loxo bi sax mën na nekk ci diggu baaraam yi léeg-léeg mu sax ànd ak baaraam bi wala mu nekk yaram buy lang noonu rek polydactylie di feebar boo xamante ne mën nañ koo donn waaye léeg-léeg nag ñu gis ko ci yenn cas yoo xamante ne ay syndrome la ñu koy tuddee bu ci mel ni syndrome de Pallister-Hall wala syndrome de Guttmacher mën a jur ay malformation ci yenn partie suñu yaram ngir diagnostiquer polydactylie ci échographie bi lañ koy defee fekk jigéen bi wan na lor ci diggante ñetti weeru njëkk yi jàpp yeneen ñetti weer yi ci topp ci diggante ñetti weeru njëkk yi ba jàpp juróom benn weer waaye dafay fekk nag fœtus bi tëddee nuñ ko mën a gisee bu loxo bi nag la ñu gën a mën a gis que bii nekk ci tànk bi lu ci ëpp nag baaraam boobee yokku ci loxo bi wala ci tànk bi mën nay faral di gêner nit ki koy am ci wàllu dundinam wala sax ci ñu muy gisee boppam ci yaramam te lu ci ëpp nag ngir dindi ko intervention chirurgicale la ñuy def ñu war a dagg baaraam boobee nekk ci loxo bi wala ci tànk bi opération boobee sax fas nañ ko yéene def ci bateau hôpital bi di Mercy Ships fii ci Ndakaaru ñu koy xaarandi ba tey mu war fee egsi fukki fan ci weeru ut bi ñuy dëgmal la fi la ñu yem ak yéen ak bonne santé ñu leen di jox dig daje ba beneen waaye fileeg boobu ñu leen di ñaanal wér gu yaram. si biiru bile mooy paludisme makandaw ministère bi gàllo wàllu wér gu yaram jaare ko ci programme bi xeex si biiru moo leen doon may bonne santé def li war tàggoo ak si biiru. RFM. ganu xibaar yi. Pape Mademba Bitèye mooy directeur généralu Senelec waxtaanum seq ak Nafissatou Sylla. tey ñuy dalal directeur général bu Senelec di Pape Mademba Bitèye war a waxtaan ak moom ci lu bari di koy tàmbaleek convention bii ñu fi signé tey jile. monsieur le directeur. boucle bi ngeen def ko mu fekk ni dëkk yooyu sax boucle bi di jaar daanaka yu ci bëri am nañu courant ba pare ci axe boobu noonu yëpp lan mooy njëriñ bi ñu war a defaat foofu courant te mu am gox yoo xamante ne ci Sénégal ba tey jile courant eggu fa. xam nga boo xoolee bu ñuy am courant bu jógee Manantali souvent. bu ñu amee panne ci ligne bi ci yenn partie yi rek foofu noonu nga wax yëpp duñu amati courant ndaxte courant boobu noonu yëpp Manantali la doon jóge te Manantali di Senelec léegi nag suñu yàlla dimbalee ba ñu defar projet bi dina tax ëllëg bés bu nga xamee ne courant buy jógee Manantali dafa am rëq-rëq dinañ mun a continuer di jox population bu nekk ci zone boobu noonu yëpp courant bi nga xam ne dinañ ko jëlee ci biir Sénégal à partir du poste de Touba loolu mooy njëriñ bi ñaareel bi tamit xam nga lu ñuy wax foo dem ci système électrique boo gis dañuy wax ne soo amee benn panne warul tax client bi ñàkk courant boo amee benn panne ci benn ouvrage da nga ko war a remplacer et donc redondance boobu ba nga xam ne dinañ tax suñu réseau électrique gën a dëgër gën a baax et puis boucle bi tamit dinañu gën a dëgëral échange yi nga xamante ne ni ëllëg dinañ ko mën a am ak Mauritanie ak échange yi nga xam ne dinañ ko mën a am ak Mali maanaam ci marché ouest africain bu courant bi dinañ ci gën a mën a taxaw gën ci dëgër donc loolu mooy njëriñu boucle bi en plus zone économique yooyu noonu nga xam ne yëpp dina ko traverser dina leen jox courant bu doy ak ci qualité bu baax. waaw ñu nekk 16 millions de Sénégalais juste 1,5 million Sénégalais rek ci ma dégg ci say kàddu sànq ñoo ne rek ñoo am lii di courant amul pexe pour def foofu courant wala am déet. waaw loolu moom dafa nekk débat boo xam ne war nañ ko mëne ndaxte 16 millions de Sénégalais la léegi jamono bi Senelec 1,5 million clients la am 1,5 million clients yooyu at bu jot état bi versé leen ay subventions yoo xam ne day dépasser 100 milliards léegi nag est-ce que jotul ñu nit ñun sénégalais yi ñi nga xam ne ñoo am courant te l'équité territoriale président wax na ko fu nekk ñu ne gouvernement bi léegi wàññil lu nga ñu doon subventionné ñu fay lu gën a ëpp tuuti pour que yeneen sénégalais yi nga xam ne 14,5 millions sénégalais yooyu ñu mun leen jox courant waxuma nag ne courant day yokk wala day leen mais dama ne débat boobu dañ ko war a poser parce que équité territoriale dafa bugg lépp lu nga xam ne sénégalais bi nekk Dakar wala bi nekk feneen am na ko beneen sénégalais bi am ci droit mais léegi boo xoolee 1,5 million clients yooyu kese ñooy bénéficier courant bi
yeneen sénégalais yi des amaguñ te ñooñu li leen di état bi di verser ci subvention bëri na kon dafa jot nag léegi ñu toog ñu xool ñu ne nag waaw léegi nag ku nekk war na mën a indi contribution am ci mbir mi ndaxte sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ci frontière la sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi wala ñu nga xam ne soriwuñ kii bi ñu mën a permettre état bi lu mu def ci wàllu électricité mu mun ko yokk ndaxte fu mu toll nii président def nañu en 2025 la bëgg sénégalais yëpp am courant te loolu bu ngeen xoolee li ci ëpp financement yi yëpp ci xaalisu état bi la jël kon donc war nañ mën a ñëw nag ñu ne est-ce que jotul lii nii état bi yu ñu wax ñu ne ko wàññi ko nga jox ñeneen ñi comme ça ñun ñu def beneen effort. pétrole ak gaz bi ñuy wax nag ban njëriñ la war a mën a amal sénégalais yi ci wàllum courant. pétrole ak gaz bi moom njëriñ bu mu mën a amal mooy que xam ngeen ne bu ngeen xoolee courant bi bokk na ci gën a cher ndaxte luñ koy toggee amaguñu ko lépp dañ koy importer te buñ koy importer aussi njëg bi mënuñu ko maîtriser donc léegi bés bu ñu demee ba yàlla dimbale ñu en 2022 incha allah ñu am gaz bi loolu dinañu permettre suñu coût de production yi ñu diminuer ko de moitié et donc loolu dina permettre aussi mu nekk benn moyen bu nga xam ne dina diminuer subvention boobu état bi doon jox les 1,5 million clients et donc par conséquent dina tax ñu gën a mun a accélérer accès universel moo tax président ci xalaatam ne léegi su gaz bi ñëwee 2022 bu ngeen ci tegee 3 ans en 2025 bugg naa Sénégalais fépp fu mu toll mu am courant et loolu ci lañ nekk di liggéey ñu ngi préparer machines yi pour que bu nga xamante ne nii balaay gaz bi di ñëw ñu pare pour mun leen utiliser ñu ngi développer réseau bi tamit pour que nga xam ne su gaz bi ñëwee ñu am beaucoup de production moins cher ñu mun a am nu ñu leen yóbboo loolu moo waral projet yi nii yëpp ñu nekk di def ak les projets d'électrification. ak coow yi ñuy dégg yëpp ci wàllum pétrole beeg gaz bi Sénégal est-ce que loolu noonu président bëgg du gént quelque part. non est-ce que dina mën a sotti. non dina mën a sotti ndaxte lu coow bi di am yëpp terewul ñi nga xam ne ñoo war a génnee gaz bi ñu ngi liggéey lu coow bi di bëri yëpp terewul ñun ñi nga xamante ne nii ñoo war a préparer suñuy machine pour que bu gaz bi di ñëw ñu pare ñun ñu ngi ci et donc par conséquent nous sommes dans notre calendrier de réalisation pour utiliser gaz bi dès 2022 loolu moom amuñ ci benn pexe et ñu ngi xool sax yeneen moyens yoo xam ne dinañ ko mën a anticiper balaay boobu bu soobee yàlla. dellusiwaat tuuti ci wàllum convention bi ban njëriñ la mën a amal état bu Sénégal. waaw convention bi moom njëriñ bu mu am mën a amal état du Sénégal mooy xam nga état moo am responsabilité jox Sénégal gi yëpp courant donc ci loolu la état nekk moo tax bu Sénélec négocier convention bi ba pare. état bi ñëw jox ay garantie ndaxte comme nu ma la wax dinañu permettre ñu tabax ay lignes yoo xam ne dina mën a alimenter yëpp dinañu permettre également ñu gën a jox courant bi clients yi et donc loolu mooy objectif yu état bi fixé et donc lii nii ñuy def ci loolu la ñuy jëriñ soobee yàlla. ci ban cadre la ñu tëralee marché yi ni mel parce que dañu ragal mu nekk marché gré à gré ci ban cadre la mbir mi tëddee. non cadre bi moom mooy que xam nga. Les pays souvent dañuy signer ay accords mais dans tous les cas marché bi DCMP joxe na avis conseil d'administration Sénélec autorisé na ko donc jaar na fu mu war a jaar en procédure en termes internes et externes pour le contrôle donc loolu moo tax marché bi ñu signé ko ñu mun ko def. transparence. waaw transparence bi moom autorités yi ñoo ko assuré ñoom ñëpp jox nañu seen avis de non objection loolu moo tax ñu sañ a mun a def lii. ñu egg ci nawet nekk ci nawet jamono ji Sénélec war a am ay travaux yu mu war a def ba amaloon fi sax ay coupure ak yooyu noonu yëpp loolu yan jéego la ci Sénélec def. waaw jéego yi moom damay fàttali rek damay wax ne man yore woon naa fi dispatching jamono boobu Sénégalais yi dañ daan ñëw sama bureau di wax ne ñoom bu ñu amee 6 heures wala 8 heures de courant par bés rek doyal na léegi nii jamono bi tey li ma dégg nit ñi di ma wax mooy coupé nañ ma 10 minutes coupé nañ ma 20 minutes ñun nangul leen ko nag ndaxte dëgg-dëgg suñu liggéey mooy jox leen courant boo xam ne du ma am coupure mais bu ñu xoolee jéego yooyu tey jii mu wane ne dëgg-dëgg def nañ effort léegi nag effort yooyu ñoon ñu def moo tax ñu signé tey ji projet bu mel nii nga xam ne dina gën a dëgëral fu ñuy jaaral courant bi pour mun mu yegg ci client bi moo waral tey jii nii ñu jël ci projet yi ci nekk yokk réseau de distribution bu ngeen xoolee Dakar di ngeen gis ci koñ yi teg nañ fa ay cabines yu bëri yoo xam ne pour gën a améliorer kii bi la bu ngeen xoolee aussi boo demee booru Sicap ñu fay tabax benn poste blindé ultra moderne boo xam ne dina gën a mun a améliorer
donc loolu yëpp ñu ngi koy def pour yokk qualité courant bi ñuy jox clients yi et donc boo xoolee donc moo taxoon ñu jógee presque si at boo xam ne daan nañ def 900 heures de coupure ñëw ba moyen de kii bi te lu may wax rek ñun dañuy mesurer ñun société d'électricité yi durée bu ñuy couper clients yi ak ban fréquence dañ koy couper te boo jëlee ñaari indicateurs yooyu yëpp en Afrique de l'Ouest Senelec bokk na si société yu gën a performant yi nga xam ne ñoo am les meilleurs taux kon boog loolu malgré tout ça ñun terewul ñu ngi gën a def ay efforts coupure yu amoon fan yi nag mooy que ni dañuy jublu ci nawet te xam ngeen ne courant ak ndox mënuñ dëkk moo tax ñu accélérer yokk rythme maintenance bi mais terewul chaque fois bu ñuy war a def travaux yooyu def nañ communiqué yi ci rajo yi yëgle nañ ko xëj na nag ñëpp dégguñu ko ñëpp yëguñu ko ñu ngi gën a utiliser ay moyens pour def ko bërki démb rek réceptionné naa ay camions ak ay appareils yoo xam ne ñoo lay permettre su paan amee rapidement appareil bi ne la fii la nekk nga dem gas defar teel a réparer mais di wax clients yi rek ne aujourd'hui véritablement mënatuñ wax coupure mënatuñ wax délestage mais am na ay petits intervention yoo xam ne ñu ngi koy def ci réseau bi ñu ngi siy jéggalu nag bu baax a baax di wax clients yi ne bu soobee yàlla lépp li nga xam ne nii ci suñu coobare la dinañ ko def pour mun leen satisfaire parce que ñoom rek ñoom ñooy suñu raison d'être. ñu gisoon ni fan yi ñu génn wala weer wee ñu génn sax lii di facture yi yéexoon na egsi ci nga xamante ne ñoom ñooy consommateurs yi ban explication ngeen ciy indi. waaw explication bi mooy li ñu wax rek Senelec dafa màgg ndaxte boo xoolee juróomi téeméeru client ba nga ñëw ci 1,5 million clients système bu ñu yore woon bu doon gérer clients yi attanatu ko woon donc moo taxoon ñu ne balaa mu ñuy ëpp ba indil ñu yeneen problème ñu changé ko ñu dem uuti beneen système bu bees ñu def ay groupe de travail ingénieur Senelec yi liggéey ci ak le commercial et yëpp ba ñu pare ñu testé ko ba mu ne baax na mun na génnee facture yi normalement léegi nag ñu waroon basculer ci système bu bees bi jógee ci bu màgget bi dem ci bu bees bi mais loolu nag xam ngeen ne comme système boo gis booy def transition boobu mun na la indil problème loolu moo taxoon mu amoon ay quelques clients yu nga xam ne jotuñ seen facture waaye léegi ingénieurs yi réglé nañ problème yooyu yëpp ba ñëpp jot nañ seen facture et mieux même ñi nga xam ne dañoo yéexoon jot seen facture may nañ leen benn délai supplémentaire boo xam ne mun na leen permettre ñu mun ko fay donc problème boobu jàll na suñu ginnaaw et avec système bu bees bii ni ñu am dootuñu ko am et dinañ gën a mun a améliorer sax suñu relation ak suñu clients yi. compteur Woyofal bi léeg-léeg nga dégg nit ñi di kaas bu baax naan dafay am problème bëri na problème ba nga xamante ne loolu ban politique la Senelec def pour wàññi li ni mel wala problème am na ci am déet. man mii di wax ak yow compteur Woyofal laa am sama kër l'ensemble comme dire yëpp compteur Woyofal la ñu am compteur Woyofal bi dafay permettre client bi mu gën a maîtriser consommation waaye nag comme ni may wax rek compteur la comme oto loo def ci carburant moom ngay dawee distance bi munoo def carburant wu 10 kilomètres daw ci téeméeri kilomètres léegi nag client bi moom mooy maîtriser xool ak appareil yu mu am ak consommation bu mu am ñaata la war a charger mais lu mu charger rek loolu la ko compteur bi di jox donc foofu compteur yi moom amuñu benn problème. beneen problème bu ñu tàmm di déglu mooy ci marché yi branchement yu bon yeeg yooyu ba muy indi sax ay incendie ay jiyee yu doy waar ci marché yu bëri fii ci Sénégal ban politique la Senelec mën a teg pour loolu jéggi fi. damay leeral ne marché yi Senelec moomu leen donc ku ñëw def sa installation Senelec réceptionné jox la courant nga dem ba ci biir nga changer installation bi yokk ci ay nit ñoo xam ne waxoo ko woon Senelec yokk ci ay appareils yoo xam ne waxoo ko woon Senelec loolu bu amee incident yow yaa ko teg sa bopp waaye nag Senelec comme mission service public la yor te obligation mooy participer à la sécurité publique Senelec initié na ay projet de modernisation des installations gis ngeen ko def nañ ko Castor marché Castor def nañ ko marché Colobane donc bëri na ay marché yu nga xam ne ñu ngi koy def te loolu si suñu financement yoo xam ne Senelec moo ko jël la defal ko pour client bi alors que client bi loolu la donc Senelec mu ngi anticiper yu problème yooyu pour corriger ko pour régler ko et même mieux am na benn organisme boo xam ne ñu ngi koy waaj a mettre en place muy COSIEL bés bu ñëwee dina permettre képp ku nga xam ne nii da nga soxla courant balaa nga koy am nga am certificat de conformité des installations nga xam ne Senelec du ko joxe dañuy def benn organisme indépendant boo xam ne moom mooy ñëw saytu ko moom mooy ñëw xool ko wax ne lii baax na jox la kayit nga ñëw Senelec doon la indi courant donc ñu ngi corriger problème yi am ñu ngi jéem a teg aussi